lu ma jot a wax ci tubaab. ginnaaw bu ñu gërëmee ñëpp sant ñëpp gërëm askanu Ndakaaru yu bàyyeeku ci 19 communes yi ñëw fekk ci tey waxtaan ji ñu gërëm adjoint au maire yi gërëm conseillers municipaux yi gërëm directeurs yi ak chef de service yi gërëm administration wu mairie de Dakar gërëm leen yenn journalistes yi ak invités yi nu ma ko waxee daal ci tubaab ci gàttal mooy le 23 janvier dernier askanu Dakar dañu wone seen bopp wone seen taxawaay wone seen cofeel ak tamit seen yéene ak seen yaakaar ci suñu coalition lu ñu jotoo wone le 23 janvier mooy dañu bëggoon am changement fii biir Dakar changement bu radical moo tax bu ñu jëlee fonction le 17 février ba tey ñu daal di jël engagement ci population yi que dinañ fësal suñu cofeel fësal suñu yéene ci Dakar ak ci ëllëgu Dakar te nuñ ko fas yéene defee mooy saay buñ ko yàlla mayee mooy toog waxtaan ak askanu Dakar te incha allah balaa ñuy def lu ñuy woowee bilan wu 100 premiers jours te 100 premiers jours yooyu dinañ ko am incha allah le 3 juin ci at bi balaa ñu koy def dinañ ñëw tout de même ñëw wone lu ngeen xam ne ni am nañ ko ci yéene ci dëkk bi ak ci askan bu yeewu fii ci dëkk bi bu ci am solo mooy wax ak askan wi ba wax leen lan mooy suñu taxawaay ak lan lañu fas yéene def ci ay fan yu néew merci voilà moo doon wax que le 12 mai su ci yàlla àndee incha allah fii ci mairie de Dakar dañu fas yéene wonewaat suñu cofeel ak suñu yéene ci askanu Dakar le 12 mai incha allah conseil municipal bu Dakar moom moo délibéré ne de baaxee askanu Dakar lu toll ci 1 milliard boobu nag dañ ko fas yéene joxe ci ay bourse xale yi mën a dem jàngi joxe ko tamit ci ay financement ndax ñu bëgg a liggéey ñu mën a gis ci seen bopp joxe ko ci ay permis de conduire jox ko tamit ay handicapé moo xam ay fauteuil roulant moo xam ay kit pour les dialysés moo xam ay couche pour ñu am ay doom yu feebar fas yéene tamit sargal ak sigil étudiants yi ñu fas yéene jël lu toll ci 10 000 étudiants jox leen ay ticket de restaurant pour 1 mois fas yéene jox étudiants yi ay tablettes fas yéene tamit jox étudiants yi tamit ay bourses d'études suñu yaay suñu jigéen yi ñu fas yéene tamit jox leen ay congélateur ay machine à coudre ak ñoom seen dinañ tamit joxe ay kiosque multiservice dinañ joxe tamit ay bon Auchan loolu lan moo ko waral loolu lu ko waral wax naa ko nee naa ci dëkk bu sérieux tey gouvernement bu Sénégal noroon na am yeneen priorité que nekk di bëgg a xam lan moo xew mairie de Dakar parce que mairie de Dakar moom ku ko xamul daal ma xamal la ko waaw Yewwi Askan Wi moo fi toog loolu la yàlla dogal waaw te ñun waa Yewwi Askan Wi dañu fas yéene ci mandat bi liggéeyal askan wi wante nag ànd ci ak ñëpp
donc je pense que ñu fi jot jaar di couvrir ay événements ba ci dernier conseil municipal dañu tàllal suñu loxo lu ñuy woowee l'opposition plurielle locale donc dañ ko fas yéene wax dëgg yàlla Dakar tabax ko ak ñëpp moo tax tey suñu toogee tey di gis ndóol bu am ci réew mi nit ñi suñu ndekkee duñu añ ndax lan xiif di gis tey dund bu cher bi di gis tey daanaka tey lu ñuy woowee érosion du pouvoir d'achat mooy da ngay soo amoon 1000 francs at ci ginnaaw mu ngoon nga am ñaari mbuus tey soo amee 1000 francs benn mbuus sax mënoo ko am loolu yëpp dañ koy ñaawlu ñu xool tamit naka la économie bi tamit yàqoo moo xam ci ay secteurs yu bëri mooy lu ñuy woowee rek la décomposition avancée des secteurs de production de distribution et de services ñu xool tamit tey jàng bi nuñ ko yàq-yaxeet xool tamit tey lu Sénégal yi di dund tey ci mbiru faju mooy santé wax dëgg yàlla lenn rek laa ci mën a wax mooy di ñaax gouvernement bi nañu gën a góorgóorlu seen taxawaay te bañ a tas yaakaaru askan wi mbokk yi nag loolu moo tax tey ñun waa ville de Dakar ñu ne à la kuliyal foog ñu jéem a xoolaat suñu taxawaay jàppale suñu mbokk yi jëm leen dimbali pour ñu gën a mën a gis seen bopp ci yéene bu mairie de Dakar am ak tamit ci yaakaar bu ñu am ci Dakar ak ci ëllëgu Dakar moo tax ñu ne lii di doomu aadama ñun waa conseil municipal de Dakar dañu fas yéene fonk doomu aadama sargal doomu aadama siggil doomu aadama yëkkati doomu aadama te le 12 mai incha allah képp kuy doomu Ndakaaru te sa loxo jotul sa ginnaaw ñu ngi lay invité nga ñëw bindu fii ci guichet bi ndax nga mën a bokk ci ñu mën a gis seen bopp ci la journée de la solidarité que la ville de Dakar va organiser le 12 mai. mbokk yi leneen lu ma ci yokk tamit mooy ma bëggoon dalal xelu askan wi dalal seen xel parce que dégg nañ fi ay kàddu yooyu nag ñu am yaakaar ku ko yëkkati daanaka bu may yëkkati kàddu yooyu xelam demul ci ville de Dakar parce que su nekkee loolu mooy le cas xanaa ñu ñaanal ko rek yàlla may ko xolu muñ parce que lu yàlla dogal le 23 janvier ñëpp xam nañ ko mooy ñoo fi toog pour juróomi at te fas yéene nag toog fii te liggéeyal askan wi parce que loolu mooy suñu warugar moo tax ñu bëgg a wax nañ leen bàyyi ñu wax wante ñun lii suñu warugar xam nañ ko te dañ ci taxaw bu baax a baax moo tax mbokk yi mais dalal seen xel dama ne xam nañ lan mooy suñu mission xam nañ lan la ñu yoon may ci ay sañ-sañ xuloo taxuñu jóg xeex pour ñu xeex foog ñu nekk ñaar te man Barthélémy Dias ba ma noor a xeex naa ànd ci ak Yewwi Askan Wi ba yàlla may ñu ci ndam kon tey il faut que ni ñoom seen responsabilité mooy jéem a xool nu ñuy xeex ak mairie de Dakar lenn nag laa leen mën a wax mooy xeex bu ñu xeex une fois de plus on doit être deux te ñun lu ñu fi indi tey du xeex lu ñu fi indi tey mooy liggéeyal Dakar ak liggéeyal askanu Dakar ak ëllëgu Dakar kon nag mbokk yi loolu laa bëggoon wax ci gàtt ci wolof yëgal tamit askan wi nu ma ko waxoon ci campagne bi dañ ma bëggoon dëkkaloo fu ma dëkkul taxaw ne Barthélémy Dias su ngeen ko falee maire de Dakar day jël mairie de Dakar mu doon gànnaay ci moom pour xeex ak état dama ne mairie de Dakar ba may campagne naa leen su ma jëlee mairie de Dakar dama fas yéene ànd ak état liggéey ak état parce que loolu mooy suma responsabilité te loolu mooy suma cër te may yëgal askan wi lu ma waxoon ci campagne bi bañ may installé tamit ma joroon ko tamit bégalaat fii
mooy dama waxoon dinaa sàkku audience ci président de la république audience bi nag dugal naa ko mi ngi nii ma bëgg nag leeral wax ci Barthélémy Diaz soxlawul gis Macky Sall loolu wax dëgg yàlla amalul askanu Dakar benn intérêt wante maire de Dakar ba ma doon dama fas yéene dem seeti président de la république pour ñu mën a waxtaanu Dakar ak waxtaanu ëllëgu Dakar di am yaakaar nag président de la république dina nangu audience bi am tamit yaakaar que président de la république dina nangu tamit régler yenn problème yu ngeen xam ne ni mairie Dakar am na ko te mu nekk ay problème yu ngeen xam ne ni lépp politique moo tax problème yooyu mairie Dakar di ko dund donc nag mbokk yi laa bëggoon wax audience boobu nag ma bëggoon wax ji leer laata ñu dem ci audience boobu dinañ am tamit benn communiqué bu ñuy baaxee askan wi parce que wax jooju sax mën na ñàkk wante naa leen ko baaxee rek comme ñoom nee nañu ñoom dañuy dalal seen xel nee nañu dañuy daal di recruter ay maire anaka ay transhumants waaw ñun loolu yóbbuwuñu palais ñun lu ñu yóbbu palais mooy jéem a xool lii di la ville de Dakar naka la mën a liggéeyee ak état bi naka la mën a collaborer ak état bi et ci loolu tamit maa ngi ñaax président de la république que lépp lu ñuy jéem a waxtaane suñu biir wala lépp lu ñuy jéem a liggéey nañ ko teg ci yoon te mu bañ a nekk parparloo Dakar 19 communes la président de la république su jógee ba taxaw ne am na yéenewu tabax Dakar wax dëgg yàlla man damay sant yàlla ci loolu wante président de la république su bëggee tabax Dakar priorité bi nekkul plateau priorité bi nekkul Médina dama ne am na fi ay commune seen salaire sax mënuñu ko fay balaa ngay tudd plateau te maa ngi nuyu di ziar suma mag suma doomu ndey le maire Alioune Ndoye balaa ngay tudd Médina maa ngi au passage nuyu le maire de la Médina na nga tudd Cambérène na nga tudd Grand Yoff na nga tudd Parcelles Assainies tuddal Dakar waxal waxu Dakar te loolu may wax ci moo tax ma bëggoon leeral wax ci ku bëgg a tabax Dakar da ngay ànd ak dal da ngay ànd ak yéene da ngay ànd tamit ak cofeel ci askanu Dakar ak ci Dakar mais nag ku bëgg a tabax Dakar bëgg ci def nag parparloo ak mbiru politique wax dëgg yàlla loolu man xajuma ci te am naa yaakaar na ne que président de la république dina xam fu may waxee nekkoon na fi maire xam na lan mooy maire yàlla dogaloon tamit mu nekkoon fi ministre de l'intérieur xam na bu baax lan mooy Dakar nekkoon na fi tamit premier ministre xam na bu baax a baax Dakar xam na difficulté wu Dakar xam na urgence wu Dakar yi donc audience boobu j'espère que dinañ ci jot te am tamit yaakaar suñ ci génnee incha allah Dakar dina gën a am taxawaay te Dakar tamit en tant que commune en tant que ville dina am une meilleure collaboration avec les démembrements de l'État dans l'intérêt général des populations ngeen may ma nag mbokk yi ma mën a wane yenn acte yu ñu posé ba ñu toogee ba tey parce que wax naa leen ko dañu am ay objectifs pour les 100 premiers jours ñu am ay objectifs pour les 18 premiers mois ñu am tamit ay objectifs pour le mandat 100 premiers jours yi incha allah le 3 juin lay am bilan boobu mooy un pré-bilan des 100 premiers jours le 3 juin dinañ leen won lan la ñu liggéey ba ñu egsee ba tey te di ngeen gis les chantiers en cours ñu ngi commencé di pavé lii di armel yu nekk Yoff ak Béthanie te su ngeen demee actuellement Yoff ci parking waaw ñu dénk leen suñu géej ñu jaay suñu géej
donc jël nañ géej gi ba jaay ko tubaab yi Union européenne pendant 10 ans jaay nañ ko tayle nañ ko moo tax tey Sénégal am ay problème nutrition mais surtout moo tax tey Sénégal am problème wu immigration clandestine moo tax ñu ngi ñaawlu bu baax a baax a baax posture bu état bi am Dakar nag am droit wu yëkkati ay kàddu gi parce que Dakar dafa nekk presqu'île Dakar dafa nekk dëkk bu am ay môle ay nappkat sur toute la côte moo xam Yaraax Kayar Bayaax fii biir Dakar Ngor Wakam Yoff et cetera et j'en passe donc tey suñu xoolee tey impact bu licence de pêche yu ñuy jaay Union européenne am tey ci la population dakaroise sur le vécu des Dakarois et sur la qualité de vie des Dakarois c'est un impact incommensurable moo tax ñu am yaakaar que bassin bi dina mën a éventuellement nekk benn palliatif à l'agression dont a été victime les océans sénégalais ma wax ci waxu travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Dakar fii nag ngeen même ma jaajëfee te sargal bu baax a baax suñu mag le maire honoré Khalifa Ababacar Sall projet bi Khalifa Ababacar Sall moo ko initié woon ak benn pré BOAD pour réhabiliter lu ñuy wooye la voirie de Dakar réhabiliter mooy defaraat tali yu fi yàqu woon waxuma tabax ay tali dama ne defaraat ay tali yu fi yàqu woon donc tey dañu décider commencer ci commune de Dieuppeul-Derklé Castor askanu Dieuppeul-Derklé Castor da nga may dégg te am nañ yaakaar ci ay fan yu néew dinañ am mbégte ci liggéey gi suñu paree nag ci commune de Dieuppeul-Derklé Castor dañu fas yéene dem ci commune Sicap Liberté te noonu lañ ko fas yéene defee ci 19 communes yi ba Dakar nekk une ville aux normes suñu paree nag ak projet bi dañu fas yéene defaat beneen prêt BOAD de 20 milliards prêt boobu nag dañu fas yéene nag tabax ay tali waxuma defar ay tali yu yàqu dama ne tabax ay tali foofu nag su ma xel a ngi dem ci commune de Parcelles Assainies commune de Grand Yoff am na yenn commune yu am ay gox comme commune de Fass Colobane Gueule Tapée suñu jëlee ay gox yu mel ni Fass suñu jëlee commune bu mel ni commune Grand Dakar suñu jëlee commune bu mel ni commune Biscuiterie ñoom xam nañ fu may waxee am na ay allées ay tali ay couloirs yu ñuy tabax te loolu day bokk ci 20 milliards yu ñuy fas yéene lever sur le marché international donc nous continuons toujours avec suñu projet yi lu ñuy woowee le volet social waxoon naa ko ci campagne bi di fi birilaat wax ci nee naa suñu yàlla may ndam te ñu ngi ci sant yàlla dañu fas yéene ormal doomu aadama fonk doomu aadama sargal doomu aadama moo tax volet social bi wax naa leen ci waxu la journée du 12 mai mairie de Dakar pour la première fois noo yëkkati lu toll ci 1 milliard baaxee ko askan bi dimbali leen ndax jafe-jafe yi ñuy dund wante laata ñuy dem ci journée du 12 mai le 8 mai ci journée internationale de la femme nu ngeen ko gisee fii ci jàppoo bi excusez-moi le 8 mars journée internationale de la femme le 8 mars journée internationale de la femme joxe nañu ay financement joxe nañu ay permis de conduire joxe nañu ay bourses joxe nañu ay bons de pharmacie joxe nañu ay bons Auchan ku lim juum ñu ngi def suñu kéem kàttan ba mën a dimbali askan bi mën a jàppale askan bi lu ngeen ko waxee daal lu fi am ci dëkk bi ñëpp xam nañ ko Sénégal moom kenn waxutu fi waxu ndóol ñun dañu dépassé ndóol ñu ne leen la ñuy dund tey Sénégal kon xaw ma ban xeetu nattu la wante yàlla nañu yàlla gaaw a teggil nattu boobu ma wax nag ci waxu projet bi mu nekk projet bu ñu ñor mooy extension du centre de gériatrie de Wakam di ngeen ko gis fii centre bi mooy centre bu nar a accueillir des personnes retraitées ay nit ñu mag pour ne pas dire ñu màgget lii mooy maquettu centre bi di ngeen gis début de travaux yi ñu ngi nii te am nañ yaakaar ci ay fan yu néew
pour ne pas dire fii ak peut-être juróom-ñetti weer dinañ ko au moins mën a réceptionner le gros œuvre donc bañ a guddal loolu laa bëggoon wax di dalal askan di dalal xelu askan wi ñun li ñu tax a jóg mooy liggéey moo tax lu ma waxoon ma koy bégalaat dama ne ñu bëgg a wax nañ leen bàyyil ñoom ñu wax seen droit la wante nañu bàyyil ak suñu droit wu liggéey te kenn duñu tere nag liggéey dama ne kenn duñu tere liggéey lu ñu namm liggéeyal askanu Dakar kenn te xulóowuñu si xeexuñu si waaw ci audience bi nag di ngeen gis si jàppo bi nii jàppo bi dafa nekk un point bu may inscrire ci audience bu ñu fas yéene incha allah am ak président de la république lu tax jàppo bi am solo ci ñun Sénégal dafa am tey lu ñuy woy diversification des sources d'eau tey daanaka quasiment ndox bu ñuy am Dakar mi ngi jógee ci lac de Guiers en grande partie état amoon na benn projet de dessalement de l'eau de mer